ndox ñu naan moo gën ngeen ko suul génn nañ glace bi ñu koy toj glace baa ngi noonu Ablaye ca beneen côté ba ci 4 coins yëpp lañ koy suul l'est l'ouest le nord et le sud. les 4 points cardinaux. les 4 points cardinaux fa lañ koy suul xam nga kër gi sele bu yoon la nekk moom kër gi bi ñu koy wut sax dañ ko tegtal dañ na ko wutal këru sele bu yoon nekk ci taatu géej waaw léegi booy dem làmb ja koñ bu la neex ngay génnee te booy dem làmb ja koñ bu nekk da nga fa suul benn glace waaw l'est l'ouest le nord et le sud ci taatu géej waaw nee nañ ko tey suba mu dem sangu ji géej. fajar 5 heures du matin géej la sangoo. tey suba bi ñuy nodd fajar premier nodd lañ ko wax na nga julli foofu na nga sangu waaw na nga sangu normal na nga sangu set. si géej gi. merci jërëjëf Ba jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm dëgg fa yàlla. waaw jàmbaar la soo ba léegi. beneen soj naa sur le champ. moo fagaru nag. fagaru da nga xamoon. lépp ay tetal la. di fay lambul tey. si moom jeex na de dina beneen bi di yéen. Khady Faye xelam mi ngi ci soow. waaw vrai. nag bu jigéen bi door a am doom. bon loolu wóoruma nag vraiment. Khady Faye moo wax Khady Faye xoolal séeréer la daan day ratt day dem dëkk ba. waaw li ma lay wax nii Khady Faye. nee naa la nag bii ba mu juree doom yàggul gis nga doñ yi ni mu jee. nan ak noonu staff bi génn nañu protocole bi génn nañu oto yi. chauffeur yaa ngi ci biir toog. daa mel ni li si des fi bëreetul daanaka. nag boo xoolee bi toog teg la ay dàngam. te dégg naa sëriñu Gambie yi dañoo doy waar. nijaayam la moom mi ngi toog jàpp selfam jàpp ñàmburam. moom wàcce woon ak moom fi mu ne nii. Pape Maguette matt yi daa du yomb tey ci. pour dafa métti nag téye bi te nga joxaat Pape Maguette jox ko. ñu ngi organisé waat fii tuuti tamit nit ñi dalee nii wóorul daal vraiment wóorul te Sénégal léegi dañoo toll ci ère boo xamante ni le monde digital ñëpp ay journaliste lañ ñëpp ay reporter lañ ku ne da ngay gis téléphone mi toll. moo tax dugg ñu si làmb ji. foofu la réew mi toll. moo tax ñu dàq ñu si làmb ji. waaye làmb. ñu defe ne gars yi dañoo am koppar gu bëri fekk koppar gi demeewul noonu. mais nag di xool ba xam yéen seen liggéey moo loolu quoi. diw na nga am vraiment. soow piir bi ko ci suuf. glace gi ñu yëpp lañ ko suul. dañ ko suul waaw dañ ko suul. suul nañ benn fii l'est l'ouest dem nord dem sud xaw ma nag nord sud fan lañ ko. mais daal suul nañ fii. barke Rasulilah sa liggéey mën nga ko yaa ngi koy def yaa ngi koy jox. man waaw fi mu ne nii le peuple est content. waaw dañu war a kontaan parce que kontaan la xam nga réew mi dañu amoon lu ñu naqari woon ay fan atum lëmb nga yow nga am lu la naqari yëkkati Rose moo ma teel micro tey xam nga réew mi dañu tolloon benn moment boo xamante ni souffrance bi ñu doon dund ak stress tey il faut loolu yëpp dañ tey li tax nag muy dañ ñaari mbëri nag adduna sas nañ leen de Sénégal sas nañ leen de yenu nañ de fi mu nekk nii ñoom ñooy neexal làmb ji ba faw wala ñooy yàq làmb ji ba faw bu ñu bëree mu neex ñëpp amaan yaakaar promoteur yëpp ñëwaat bu ñu bëree mu naqari nag ñëpp delluwaat ginnaaw man damay dellu ginnaaw Rose day dellu ginnaaw Khady Faye day dellu ginnaaw Pape man du ma léegi ñoom bu ñu bëreewul lu neex man ma tekki samay jaaj man bul def loolu. ma tekki sama ngemb man
dinañ bëri lu neex parce que en tout cas ni nga ko waxee rek sénégalais yi namm nañ ambiance. namm dañ ko bëgg spectacle namm nañ xeex namm nañ bëre namm nañ dóor. namm nañ cumukaay namm nañ tuus. te nag tuus yu neex. te nag li tax mu gënoon soof am na ay mbër yu doon bàyyi di dem di wuti koppar feneen parce que dañ ne fii neexatul léegi nag pour mbër yëpp ñëwaat na neex promoteur ñëw xaalis bi génn gars yi di bëre bëre bu neex promoteur yi amaat courage amateurs yi amaat courage ñun ñëpp ñu ñëwaat ñoom ñëpp ñu nekkoon bitim réew ñoom Luciano ak ñoom Pronto ñoom ñëpp dañuy ñëw mais bu fekkee nag affaire dafa naqari tey yaakaar dootul am de. na la dëgër bàyyi raso yi nag te taxaw bëre dëggal boppam bu ko defee rek day neex man moo tax ma ñëw fii na bëre dëggal saay moo ko wax ki jóge Espagne moo wax lool mais Pape Maguette du Seydina du Ablaye du Rose jaar tanto correr tanto no xalam ku ca laal mu jëlee woon Gambie dawalee ko ba Sénégal c'était officiel solennellement lañ ko wu ko pirip taxawal koo ko jëlee waaw waa Gambie ñu ngi leen nuyu Fat Sarr ñu xamee ko ci xarañ international en même temps mu nekk journaliste foofu nekk fans club Eumeu Sène Khady Faye ak Rose fans jàmm feebar ak jàngoroy Kajoor ak bi ñëwaat na saako mat lañ jëlee bant falaat bu ay ñoom ay bi war a fii lañ koy xambee làmb ja fii lañ koy xambee ba tey ñu ngi ci am na kuy yërndu saa nga taxaw ci buntu bi di ñàngal Pape Sarr sumi na daal lii de Pape Sarr sumi na daal bi sol kawas sumi na kagul bi yor na mbuusu ndoxam bëre à côté bokku la bëre bi nga xamante ni moom la Sénégalais yëpp di xaar moom mooy saraxe ndox bi dañ daan gis saraxe ndox mais tey saraxe ndox génn na dernier moment bi dernière minute yi des mbër génn glace génn na mooy li ñu doon wax sànq en rose glace lañ daan gis ak ndox mais dernière minute yi tax mbër génn war a dem stade ci lañ génnee glace buntu bi ubbeeku na bu baax yaa ngi seen paan butéel yaa ngi noonu seen naa paan bi Seydina butéel yaa ngi noonu da ngeen ñuy jox merci beaucoup ndox mi moom ndoxu ñaar dërëm la ndoxu ñaar dërëm lañ sarax nañ ndoxu juróomi dërëm yokk naa ko yaa ngi sëqat de man samay bët de lamset wala ci la ma ne ko lamset bi balaa mu lay mu suula wax naa la gis naa fi sa bopp mu dagg kenn sol leen seen dàll waa koñ bi boole ni génn koñ bi am na ay lañset na xale yi sol ay dàll set lañ fi suul lañset billaay barki yàlla barki yàlla barki téere maam yàlla xam ko génne lamset bi mu gën ko suul kon si biir làmb ji leen dóorante ba nit teppeeku dañuy biw nañ buntu bi de dañuy biw nañu soow daa mel ni lamset bi day firndeel ne deret dina tuuru tey waaw deret dina tuuru deretu jàmm de na nekk ndox te moo nekk ndox muy tuuru lañset buñ ko fi gisee ñu gis fi safara deret dina tuuru en rose gis lañset gis safara loolu du jàmm du jàmm man de maa ngi seen paan bi ci biir ak siwo yeeg butéel yi waa kii yëndu moom kenn gisu ko day ubbi yëndu tëjaat est-ce que du jinne bi est-ce que du jinne bu jigéen bi est-ce que du mari jinne miskit ak soow miskit ak soow génn na beneen mbuus a ngi ne mbuusu glace yaa ngi commencé génn ak ndox mi musal mu ay siwo glace ay gis jox ko biram miskit ak soow rek nga poñse ko fi mu toll nii xiif waxee Rose waaw soow de la yor
biscuit ak soow de la yor tam ma ngay def nag. ay soow yu am. mënoon nañ ko poñse. bi lan la. la mu def ci loos bi lii xaw ma lan la de en tout cas ci àll bi lay nekk. ak tege tam noonu lañ leen takk ay morceaux yu weex leket bu am guro bu xonk guro bu weex guro bu weex ñu def ko ci leket. sax yi bëri na doy na waar loolu tey gis nañ fi lu ne. génn glace la ndox loolu lañ fi gën a nemmeeku ndax ki yore soow bi dafa mel da ko nar a yóbbaale. voilà mbokk yi gis ngeen ci wàccaay bi li nga xamante ni moom mooy ci làmb ji baax na fii tey fi nga xamante ni moom mooy ci mbaaw la ñu nekk Eumeu Sène mi ngi waaj a génn encore 2-3 ñoom ñaar daje dañ woon benn bu njëkk ñu match nul deuxième combat jot kii di Eumeu Sène am ndam ci kaw mu jox première défaite Lac de Guiers 2 bi nga xamante ni kenn mënu ko woon manœuvrer pour nit daatoon ko dafa nekkoon lu jafe mais Tay Shinger dof bu rëy dof du wér ñëw jugee Pikine ne kii nga xamante ni moo tëggaañi gannaaw bi ma jaaree kenn ci moom ki nga xamante ni mbokkam la jege ñaalem la doomu Géejawaay benn champion Géejawaay muy Balla Gaye numéro 2 le lion de Géejawaay le roi des arènes léegi nag damay dem ci mbokk ji frère bi laay dem ki nga xam ne dañ ne moo të ci làmb ji ki nga xam ne dañ ne pour man kenn mënu ko wax musu ko wax muñal man mii man maa koy daan ne ko muñal nit ñi mu door a dégg muñal première défaite am ci arène bi ci carrière am Lac de Guiers 2 Eumeu Sène mi moo ko jox muy seen confrontation muy ñetteelu combat tubaab nee na y'a jamais 2 sans 3 mais benn 2 dafa am ci Eumeu Sène ne du 3 du ñett diggante moom ak Balla Gaye ñaari yoon la nee na du ñett mukk mais bii yoon dafa nekk ñaari yoon match nul fa jóge ci défaite bu doy waar ñu détrôné ko kan moo ko détrôné doomu Parcelles xarañ loo le roi des arènes moo ko daan à 2 reprises noonu la à 2 reprises mooy bête noire am ci ñaari combat yooyu xaw ma nag yeneen combat ba xam ne nekk bête noire am léegi boobu am na 2 est-ce que ça sera dina am 3e fois xamaguñu on ne sait jamais ci ñaar yooyu yëpp mais daal bii da nekk ñetteelu confrontation entre Eumeu Sène Lac de Guiers 2 stade arène nationale muy le premier combat bi ñuy tuddee date en or yi nga xamante ni làmb ji daf ko perdroon daf ko ñàkkoon 4 avril 24 décembre 25 décembre Noël 31 décembre jour de l'an le 1er janvier tabaski lendemain korité yooyu yëpp amatuñ ko woon raaroon na ci làmb ji làmb am ay jafe-jafe mbër yu bëri dem seen yoon ñii nekk ci MMA bi ñii dem bitim réew Amérique ak France ak yooyu lang fa toog fa ku ci mel ni ñoom Cartouche ak ñeneen ñoom Jaguar ak Pape Mor Lo ñeneen j'en passe parce que bu ma tuddee du ma fi jugee ñenn ñi sax ñu ngi Maroc dem tëdd fa jàpp seen ñaambur kon tey ñu war a relancer waat làmb ji après 1 an de difficulté après 1 an de galère après 1 an de stress 1 an de maladie ba tey ñu ne maladie baa ngi fa 1 an de dëj nit ñi di dee bés bu yàlla sàkk 1 an de dëj rek nit ñi di faatu lan moo ko rey corona wala dafa deegu naturel tey président de la république déglu askanu Sénégal déglu waa làmb ji ne leen damay ubbiwaat arène bi damay ubbiwaat làmb ji amul tëj amul huis clos na gars yi dem seedaan mais ñu respecter les gestes barrières les mesures barrières kon làmb ji tey dafa war a dekkiwaat ci 3e confrontation ci 3e combat entre Eumeu Sène et Lac de Guiers 2 dégg nañu li ñuy wax ci face à face yi kee jël na ay am na détermination ci làmb ji muy Lac de Guiers ba tax na moo njëkk a ca làmb ja ñëw naa ci li nga mu soxlaawee làmb ji ci moment yu nekk loo xam ne day indi stabilité ci biir réew day indi dal te nit ñi dañu nekk ci souffrance de galère de stress de maladie ak tamit de dëj
dee yi bëri faatu gi bëri ñi faatu yëpp yàlla leen yàlla yërëm xare leen àjjana lu ci mujjee ci ay manifestation am na ñu feebar tey tëdd ci hôpital bi tey bu ñu seetaanee làmb xëy na seen xol dina xaw a sedd tuuti seen xel dina génn tuuti ci feebar bi ndaxte li ñuy seetaan dina nekk loo xam ne passion la ci ñoom dina nekk loo xam ne culture la ci ñoom dina doon loo xam ne daf leen manqué woon buñ ko seetaan dina am yenn minutes yoo xam ni wala yenn heure yoo xam ni seen xel dana génn ci li nga xam moom mooy feebar bi leen tëral seen xol dina xaw a giif seen stress dina xaw a wàññeeku ak ñi leen wër ñi nekk ci prison tamit ñooñu tam buñ seetaanee làmb ji métit bi ñuy dund ci prison jafe-jafe yi tax ñu dugg fa xëy na seen xol dina xaw a giif tuuti dina doon benn moment de relax moment boo xam ne stress di leen ko wàññi parce que réew mi dañoo dund ci stress pendant 1 an et jusqu'à présent kenn xamul ñi naan am na ñi naan amul faatu gi bëri surtout faatu gi kon di ñaanal ñi faatu ñëpp yàlla leen yàlla yërëm dafa nekk ay moment yoo xamante ni tamit entreprise bi tijjeeku na waat mais entreprise bu tijjee nag ñaar ñii tey war a jàkkaarloo tey beneen défi la ñu am défi boo xamante ni mooy lancé waat làmb ji défi boo xamante ni mooy gën a yokkaat nit ñi pas-pas ak bëgg-bëgg ak amour ci làmb ji te loolu j'interpelle Eumeu Sène te loolu j'interpelle Lac de Guiers numéro 2 te loolu j'interpelle le promoteur les amateurs les lutteurs ñi war a bëre mais am na beneen combat bi am ci biir combat yi muy diggante Modou Anta. kon mbokk yi mbër mi ngi waaj a génn ñu xaar champion gis ngeen defar nañu sàppe yi. mbër baa ngi waaj a génn de. mbër pare na. sànq ba tey yaa ngi ne tekk tekkaaral. lu waay doon jaay léegi mu lamb. léegi mu jeex tànk. boo doon jaay buy dana lamb. li woykat wa naan wure ba dem na. wure ba dem na këng waxi dem na ndañ tàlli. foog jël am. tey nag li nga xamante ni moom mooy bés bi mi ngi door a door bés bi xam nga fan lay dooree. bu mbër bi takkee sol ay takk ay jaajam gars yi dar ko oto yi ñu daal di jubali stade bu ñu demee ca stade nag fu la ñu war a def mooy lan li nga xam ne moo indi amateurs yeeg supporters yi li nga xam ne moo tax ñu fay leen ay millions yu millions ñu war a jàkkaarloo foofu la ñuy xoolee jàmbaar foofu la ñuy xoolee gelawaar foofu la ñuy gisee bañkat foofu la ñuy wanee gisee gaynde foofu la ñuy doonee jàmbaar dëgg kon jàmbaar yooyu tey ñooy génn bokk na ci le roi des arènes l'ex-roi des arènes mais c'est un roi parce que il a été un roi. Un roi ne meurt jamais il reste toujours roi buur toujours turu buur boobu day nekk ci moom. gis nga ministre fu ñu ko woowee monsieur le ministre député bi tamit honorable kon soo baa ngi nag ma jege mbër ma jege sama mbër man tamit champion mi ngi génn. xaal nañ yoon bi mbër dugg na ci oto bi mbër a ngi ci oto bi mbër a ngi ci oto boobu nga xam ne gars yi ñu ngi fa nekk mbër a ngi ci oto boobu benn heure la ñu départ 15h45 minutes la Eumeu Sène départ 3h45 minutes wala 15h45 minutes le champion le Taïchinga départ na oto yi dem nañu jubali arène nationale ce 4 avril 2021 il fera face à Lac de Guiers 2 il l'avait battu il y a quelques années et il fera face à ce jeune teigneux à ce jeune coriace à ce jeune lutteur très talentueux très difficile à manœuvrer c'est lui Lac de Guiers 2 l'enfant de Guédiawaye doomi Casamance doomu séeréer bi doomu soose bi doomu waalo bi kon mi ngi noonu oto yi dem nañu champion génnagul kon am na oto yu jiitu oto bii lay dugg oto bii lay dugg oto bii lay dugg stratégie feeñ na oto bii lay duggee nee nañ fii lay duggee bunt bi waaw fa lañ sotti woon soow mi fa lay duggee kon dañ ñoo nax lamb ay feem rek la mbër génnagul wax nañ ñu ko nee nañ ñu génnagul
Seyna Seyna dem leen taxaw kaale dégg nga gaay ñu reculer arrière leen benn problème nañ ci jàpp arrière leen voilà léegi arrière nañu génn nañu ñoom ni ñu concentré woon waaw baax na nii la fii la nii baax na nii la fii lay oto bi di jaar oto bi nii lay jaar waaw xaar kaay léegi léegi nag waaw du ngeen na gaa yi wuy kay man kay man damay génn na gaa yi génn mais dem leen si ginnaaw bëree jàpp gaa yi arrière leen wala wuyu ma doo leen ñu may fii rek fii waaw da ngeen si jàpp wala boo demee si ginnaaw bëree moo gën wuyu ma mayal gaa yi nii rek nañ ñëw nii ñu bañ a jaxasoo gaa yi léegi ñun xale yi ñun mën nañu écarter xale yi waaw écarter leen waaw dem ci ginnaaw pousseen gaa yi dimbal leen na gaa yi dem écarter da ngeen di écarter booy yi ñu dem si ginnaaw wala ñëw nii moo doon li wax bu ñu génnee foofu danger la si ñun. kaa leen nii xoolal nee leen ñu ñëw nii gars yi wuy ma nee leen nañ ñëw nii caméraman nañ dem ne s'il vous plaît léegi gis ngeen ok. génn champion moo demee noonu baax na xam nga fii bu buruloo amee caméra yi di daanu di dem ak yooyu da ngeen génne booy yi si ginnaaw bàyyi ko nii nii lay def dem leen bor léegi ñu puus tegal fii barrière yi génn waa génn léegi génn nañu léegi ana Rose daal di carax yaa ngi noonu ay daal di carax waaw non baax na merci beaucoup nee nañu léegi fii baax na voilà nee na léegi fii baax na léegi mbër mu mel ne fi mu toll nii gars yi ñi ngi gën a organiser affaire yi ñi ngi dàq presse bi. parce que du ñu bëgg mbër bi kenn jege ko. dëgg la waaw infiltration la ñuy bañ moo tax. lii moo lay gën a firndeel ne beneen ëmb moo ñëw ndax lii man mosuma kaa gis. lii mosuñu. léegi booy xool génne nañu ñëpp ci buntu kër gi. mu mel ne oto bi ko yaayee jàmme jox moom la nar a demee stade. oto boobu lay yéeg. parce que yeneen oto yëpp dem nañ moom mooy mujjee génn. oto boobu lay yéeg. yeneen. dem leen ne dugal kaay. léegi changé nañu waat yoon. dem leen. changé nañu waat yoon. cey làmb. buuxante mbëkkante. buuxante mbëkkante tàncante. buuxante mbëkkante tàncante. buuxante mbëkkante tàncante. lamb la. dem leen gannaaw. lamb demee nii. lamb moo demee nii bés bu rëy la. bés à ne pas négliger. négliger wuñu ko. jël nañu seeni matuwaay. bëgguñu kenn rax leen. loolu yëpp dañ siy bàyyi xel. 15h45 minutes ñi njëkk a dem nañu accompagnant yi. waaw. téléspectateurs yi amuñu fayu reporter yi. billaahi la ñuy daj. ci suba ba tey ñu ngi fi. doo lekk doo naan ñu naanu. ñu lay buux. ñu ñuy bundu xataal. xoolal daal yi ni mu mel. daal yëpp bënn nañu suñu yére tilim nañ. ñu ñàkk. métti na torop nag. poussière bi matt gi. muy liggéey bu métti. matt gi dañu dugg. liggéey boo xam ne soo ko bëggul sa xol doo ko def. boo amul amour bi amour ak passion. léeg-léeg ñu toroxal la nga nangu. nga xam ne ci la bokk. waaw moo tax téléspectateurs yi amuñu suñu fay. nga toog sa kër di naan sa ataaya ñu lay jox information. di daj lu ne sa bakkan sa xaj na. yenn saa yi nga gis téléspectateur wala boog benn internet toog rek saaga reporter wax kàddu bu ñagas. te xamoo kii li muy daj lan la. des fois reporter dina am loo xam ne sax dina ko bëgg a wax mais du ko wax parce que bu ko waxee mu jur leneen
nga saago ko nga ne ko da ngaa far moo tax waxoo lii wala boog reporter bi wax dara. mën na taal réew. mën na taal réew. mën na taal réew. moo tax am na yoo xam buñ ko gisee nga naan ñu wax ko ñun duñ ko wax dañ ciy teg suñu tànk. genre yi moo tax sama genre yi ne damay bàyyi làmb. parce que jigéen lañu imagine ñu coono bi ngay daj ci suba ba tey yaa ngi fi lekkoo naanoo ñu lay buux. mais da ngay jigéen xam ne si la bokk. surtout nga nekk jigéen ak risques yi ci am yëpp. nga nekk ci boo nekkee góor tamit ka saalika risques yi comme liñ lay wax lu ne dinañ la ko teg mais da nga koy tegoo da nga koy nangu tu l'acceptes parce que dafa am benn pacte boo signé ak askan bi mooy jox leen ay xibaar fu mu nekk da nga fay fekk ji xibaar yi ñëw jox leen ko kon gis ngeen ëmma mi ngi waaj ba tey ëmma génnagul ñi jëkk a génn mooy ñi koy accompagner ñoom ñoo koy jiitu stade ñoo njëkk a dem stade ñooñu ñoo jiitu mooy wàllu cumikaay yeeg mooy ñi nga xamante tamit sécurité beeg mooy ñi nga xam ne bu ñëwee ñoo naan ko fii ngay dem si tegtal yi ñoom ñoo koy njëkk a xool léegi tegal nañ ñu barrière oto bi waruñu ko jege oto bi. Eumeu Sène li mu def tamit est-ce que tamit du risque parce que gis nañu ne sécurité bi doyul torop par rapport ak cortège bi nga xam ne moo njëkk a dem est-ce que waru woon rek ànd ak cortège bi dem ba mu njëkkoon dem cortège bi des fi. cortège bi nekk ñu di ko xaar. ci biti mën nañ ko xaar ci kaw tali bi gëm naa ne duñu dem bàyyi. dañuy xàll yoon bi ba pare voilà dañ koy dar je pense que dañoo génn xaar pour ñu génn ak dañuy xàll ba pare ak en plus yoon bi tamit xam nga ci wàllu mystique ñooñu mën nañ jiitu foofu am na ñu fa def pour mujj romb foofu nu ñu war a tuur foofu pour mbër bi yoon bi mu war a jaar yëpp. Eumeu Sène oto bi mu war a yegg ngi noonu ñu jàkkaarloo. Yaya Jammeh moo ko mayoon. waaw mbër ñi ngi koy xaar boobu ba tey. waa esa da nga koy xaar tamit boobu ba tey arbitre baa ngi koy xaar adversaire am ma ngi koy xaar foofu. ay supporters am a ngi koy xaar. alors oto bi sotti nañ ci sànq ndox. donc mu ngi wàcc mi ngi waaj noonu buntu bi am na lu ñu fa teg ay sondel la ñuy teg ci buntu bi. ay sondel lañ teg. ay sondel teg nañ ko fa. ay sondel yu weex. loolu mooy lan. teg nañ fa ay sondel yu weex. Pape Sarr a ngi sol jàllaabeem wala boog yëre olof. xoolal Pape Sarr tey li mu sol li mu bi mu mayee. Pape Sarr a ngi noonu ay gants yu vert léegi Eumeu Sène mi ngi waaj a génn noonu. léegi Eumeu a ngi waaj a génn noonu. mbokk yi ñu ngi koy dund en direct ci Dakar Buzz Sénégal ak IGFM Khady Faye yaa ngi xool rek boo gisee bopp jaan mi nga wax ma fi ñu tuuroon soow mi xam taal bi ñu ngi koy gën a xam foofu lay jaaree ci wetu taal bi maa ngi gis ngeer mi ngi nekk ak moom son ami yàgg na ak moom gis naa ñeneen ñu ko jege cummikaay yaa ngi génn am na benn saaku oto bi avancé na ba ci wetu safara bi oto baa ngi noonu avancé na xanaa day arrière ba ci buntu kër gi waaw xanaa moom du dugg ci oto wala day dox mooy yéen lii mooy lan wala beneen oto bi lay yéeg voilà est-ce que du jaaree koñ bële oto bi est-ce que tourné wul dem ci koñ bee ne jox bopp koñ bële lépp ay tegtal la ay tegtal laa fi gis de tegtal pire laa fi gis bëre pire ñoom ñoo ne tey mbër mi mooy ñëw loolu la ñu wax de. ba coach am loolu la ma wax jigo nee na ma tey mbër mooy ñëw Eumeu Sène mbër bi ñu ngi sotti ndox ci buntu kër gi xam naa oto bi fi mu taxaw fa lay Eumeu Sène di duggee mais dañ koy sotti ndox xam naa am na lu mu war a def ba àgg ci oto bi
beneen 4x4 est-ce que du dugg ci bii pick-up bi chaise bi fa la nekk kaafu picc bi fa la nekk cumikaay yaa ngi ci ginnaaw et oto bii lay dugg lañang oto bi muy dawal fa seen di nekk lañang mi ngi nii son ami inséparable xamee la kon lañang oto bii nga xamante ni son ami intime moom lay dawal fa la Eumeu Sène di dugg Seyna oto bii lay Eumeu Sène di dugg cumbikaay bi mi ngi nekk ci pick-up bi chauffeur bi duggaat na ci biir oto bi Eumeu Sène génnagul léegi nag ñun baare nañ ñu oto bi avancé na léegi Pape Sarr mi ngi yore poftan xànc poftan e gars yi ñu ngi nëbb oto bi Seydina ña ngay nëbb cumbikaay yi dañ koy nëbb dañu bañ ñu wax ko nee nañ ko yéegal ci kaw am na lu ñuy nëbb foofu ci wetu chaise bi am na lu ñuy nëbb foofu nee nañ ko wàccal léegi ñu ngi koy muur ñu ngi koy nëbb looleen ñuy nëbb bu leen ñu nëbb bu leen ñu ko nëbb gaa yaa ngi wër oto bi di nëbb cumikaay yi Khady ñu ngi nëbb cumikaay yi ci pick-up bi 4x4 pick-up bu marron xaw ma orange Eumeu Sène mi ngi waaj a génnagul ba tey le champion dans quelques minutes war na génn retrouver son adversaire à l'arène nationale pour la 3e confrontation pour le 3e combat ñetteelu face to face ñoom ñaar tubaab dafa ne yaa jamais 203 te bii ne ñett na ñaar bu amee rek dana ñett te bii ñett na ñaar ñi dañ ko séddoo benn bi match nul benn mi ndam pour Eumeu Sène 3e confrontation bi lan lay doon on sait xamaguñu di ngeen ci xam dara fii ak quelques heures d'ici 19h ou 20h dana leer lan la confirmation pour Eumeu Sène ou bien kii di Lac de Guiers 2 ba xam dafay jël li nga xamante ni moom mooy raxas défaite bi mu amoon ci kanamu Eumeu Sène loolu yëpp den ci xam dara wala match nul ñett yëpp mën na cee am bëre ñett la victoire défaite match nul mais ñaanuñu yàlla match nul am moom kay na kenn gagné rek te kii gagné ñun suñu yoon newu ci man sama yoon newu ci waaw man parce que ñoom ñaar ñëpp ay meilleur lañu tey ku ci nekk dina def sa meilleur ku ci nekk dina def sa kéem kattan ku ci nekk am na détermination ku ci nekk bëgg na combat bi ku ci nekk làmb ji xam nga fi mu lay yóbbu ku ci nekk am na fi mu bëgg a dem ku ci nekk am na fi mu jugee am fi mu bëgg a dem et 2e confrontation successive bi nga xamante ni Lac de Guiers 2 am na ko ak waa Pikine jugee na ci Boy Niang 2 yàggul dara comme mbaam bu mujj mu duggaat fi nga xamante ni moom mooy ci Pikine xujaa ngi am ba tey xujaa ngi mël foofu taxaw ci buntu kër gi di xaar son mari di xaar cuksu bi génn boot nañ ay xale dañoo woo ay xale maa xalaa mënu maa gis dara dañu woo ay xale dañ leen di jox ay sarax loolu tegtal la safara bi ba tey mi ngi tàq safara baa ngi tàq ba tey def mël femme di xaar jëkkër ji génn di xool son amour buy génn mu ne ko mon amour je t'aime je t'adore bisous ciao ciao à tout à l'heure mon amour je t'aime I love you bisous ciao ciao à tout à l'heure ah loolu la koy wax ci buntu kër gi Tyson 2 génn na Tyson 2 moom itamit nekk jege ñaale Eumeu Sène son proche et fidèle kooku génn na ñu ngi tegaat ay barrières ci ban côté xoolal rek fu ma dugal sama bopp bi fii cooncu xaj na fi kaj ji xaj na fi ma dugal sama bopp bi nii
conc ak kajj yëpp xaj na fi Malick bu ma conc Malick bu ma kajj Tyson 2 moo sol noonu mbaxana bi yor benn leket yor benn sengoor Tyson 2 wa ngi noonu Eumeu Sène mi ngi génn son amour Khoudia mi ngi taxaw dina ko wax je t'aime I love you Adja Khoudia génn na awaay champion ngi noonu ndeysaan ay fan sam tàccu nañu ay fan sam ñu ngi yuuxu ay fan sam kontaan nañu ay fan sam ñu ngi koy toppee ay fan sam ñu ngi koy encouragé ay fan sam won nañ na ko ñu ngi fi ay fan sam won nañ na ko ñu ngi derrière toi ay fan sam won nañ na ko ci loo nekk ñun ñu ngi ci ay fan sam wax nañ ko wane ñu ngi lay supporter gaañ dégg nga supporter yi ndeysaan ñu ngi naan ko Eumeu Sène ndeysaan ba tey ñu ngi koy bëgg donte ci defet la jugee ay fansam tey ñu ngi koy wan ne toujours ñu ngi sa ginnaaw Seydina yaa ngi may gaañ Seydina sa doole bu bëri ji nga teg sa conc bi sama kaw bopp bi gis nañ leket bi leketu Tyson 2 am na mbiskit am na suukar Tyson 2 leketam am na mbiskit am na suukar ndeysaan waa mu metti na lunette yi wadd na Tyson 2 leket bi mu yor am na mbiskit am na suukar Eumeu Sène a ngi waaj a génn Tay Shinger le roi des arènes doomu Casamance doomu Pikine surtout Samba Xoyaan Adja bi wax na ak moom soxna si wax na ak moom ndeysaan yaa ñu ko tàmmal bëre daan ñibbi la ñuy wax ndeysaan Khoudia wax na ak borom këram Eumeu Sène Tay Shinger l'ex-roi des arènes mais il reste toujours roi un roi ne meurt jamais un lion ne meurt jamais un guerrier ne meurt jamais. am na Eumeu Sène takk ci kaw bopp bi. Eumeu Sène am na ñu koy sotti ndox. takk na benn téere bu xonk morceau bu weex am téere bu xonk sotti nañ ko siwo ndox ñu ngi koy sotti siwo ndox. laa ilaaha illallah Khoudia ngi noonu di dem Khoudia jaar na si beneen bunt bi di dem Khoudia ngi dem laa ilaaha illallah wee pep ñu ngi koy sotti ay butéel mbër jaayu na deretu mbër bi yeewu 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 na champion ngi noonu détrôné par Modou Lo il a été détrôné par son adversaire mais il va faire la course nee na fa mu nekkoon la bëgg a demaat ñu déglu ambiance bi. Sëru Rabat xol bi ñuy jullee la daal di rango béjjënu kooba waa ngi nii béjjën bu bees tàq béjjënu kooba baa ngi nii béjjënu kooba baa ngi nii kooba bu bees tàq la am xoxam defe naa xoxam moo ne si dañ si def xorom moom lay wis buy bàkku moom lay wis buy tuus Eumeu Sène a ngi noonu ñu ngi saraxe Eumeu Sène mi ngi saraxe Eumeu Sène mooy saraxe noonu mbiskit lay sarax soow lay saraxe mbuusu soow Eumeu Sène def na ses derniers sarax def na saraxam yu mujj le champion en route pour l'arène nationale un champion en route pour croiser son adversaire je l'avais dit le Diato il fera face au Diato xooleen suñu yaay oto baa ngi ñëw
oto baa ngi ñëw ñun ñu ngi daw jiitu stade ñu ngi dem stade ñun ñu ngi dem suñu oto ñun tamit vous avez vu l'ambiance à Petit Mbao chez Eumeu Sène il fera face à Lac de Guiers 2 moytu oto bi moytu oto ñoom xarit fay dañoo bëgg a def am nañ oto de am nañ oto de wajal li ñu ko ni ma génné ko tamay way def ci kanamam gis ngeen champion baa ngi noonu mi ngi waaj champion baa ngi noonu di waaj ma ngay génne ñuy ànd ak moom dem ba stade arène nationale le grand jour wax naa leen ko sànq c'est le grand jour si biir grand jour yi ñi ñan la waa Mbaaw ya waa Mbaaw dafa mel ni bëgg ngeen de yéen am ngeen champion de am ngeen bés bu rëy baa ngi noonu pour waa Mbaaw gis ngeen yoon bi ni mu xatee champion ba tey génnagul champion génnagul cortège baa ngi noonu di dem cortège baa ngi noonu di dem cortège baa ngi noonu di dem Seyna day dem mi ngi noonu oto baa ngi noonu champion ngi noonu di dem champion ngi noonu di dem champion ngi noonu di dem gaaw leen voilà léegi national depuis des heures lamb ci xale yi topp nañ oto yi xale yaa ngi topp oto bi seen champion mbër bu tollee fii day xalaat li mu bàyyi ginnaawam bàyyi soxnaam gis ngeen supporters yi gis ngeen waa koñ bi dañu def ay nduroo waale non jëlal rek ñoo ñooy ay dëkkandoom waa koñam ñoo bëgg champion dama ne il était le roi des arènes mais un roi reste toujours un roi ne meurt jamais un lion ne meurt jamais un guerrier ne meurt jamais et aujourd'hui ça sera la bataille entre deux guerriers ces deux guerriers Lac de Guiers 2 le puncheur de l'écurie Walo l'enfant de Guédiawaye l'enfant de Malifara l'enfant bi nga xam ne foofu ca Pakaaw doomu Casamance doomu Sénégal teg ci ndaxte ku ci nekk rek am nga sa cosaan te cosaan boobu noonu dafay nekk loo xam lu déterminant la say àndandoo say mbokk say soppe xale yi xoolal lii rek xoolal leen ma lii rek xam ngeen ne bëgg a mel nii xam ngeen ne bëgg a toll nii oh champion cey jàmbaar buy dem ci xare jàmbaar buy dem ca xare dañ ko daan jiin dañ ko daan encouragé di ko toppee gis ngeen cortège boobu ñu déglu. boy micro bi leen boy bàyyi leen yéen def baay comment pied bi day dem ma def c'est difficile pour mbër bi génn actuellement ñu ngi bopp koñ bi ci ginnaaw pour jël tali bi la ñuy génnee jaaree fi nga xam ne moom mooy jël route nationale bi bu ñu génnee Petit Mbao xoolal bool yi génn nañu bool yi yeeg kuddu ci noir yi di supporter seen champion seen dëkkandoo. boy waaj wala borom bool bi.
génn nañ si kaw tali bi léegi génn nañ ko ñu suuf bi léegi tali bi la ñuy jël non di leen wàcc génn nañoo léegi jël nañ tali bi gis ngeen mbooloo bi waa mbaaw yëpp a ngi nii ndeysaan oh lii rek day daw yaram lii rek war naa tax mbër bi bu duggee stade dina wane fulla jom fayda wane gaynde wane ngor wane loo xamante ni am na lu ma bàyyi te li ngeen yaakaar ci man moom laay dem jëli jox leen ko muy Lac de Guiers 2 muy Eumeu Sène tey nag Lac de Guiers daf ñoo échappé parce que bëggoon nañ dem këram mais bi ñu njëkkee fii ñu ngi fi agsi ay midi bi ñuy agsee midi mbaaw dañu bëggoon bu ñu demee Guédiawaye rek dañuy jubal directement stade ndaxte mooy gën a jege mais malheureusement bi ñu ñëwee commencé ay 20 minutes rek ñu ne ñu Lac de Guiers 2 dem na stade moo tax moo ñu woon dem Guédiawaye ñu préféré continuer nii. léegi ñoom Eumeu Sène nii la ñu jaar. oto mbër mi ngi nële di dem. oto yaa ngi dem gis nga cortège bi ñu ngi. waaw. laa ilaaha illallaah xale yi nañ moytu oto yi di daw ñu bëgg a jaar ci kanamam. gis ngeen oto champion oto yaa ngi ko dar di ñaa ngi ko dar. waa mbaaw bi yëpp a ngi topp ci ginnaaw ndeysaan xale yi maire yi génn nañu donte bokkuñu benn koñ waaye ñoo bokk dëkkuwaay di mbaaw dafay représenté mbaaw ndaxte fii la dëkk fii la ngemboo ak Pikine xoolal soppe yi rek gaa yaa ngi xoolal xale yaa ngi topp di daw rek waa xale yi xanaa doo leen daw ba arène nationale xanaa di ngeen xoox romb nañ dex bu abay ñax ak bu abay ñax mu pep romb terrain tey 4 avril que le Sénégal am li nga xam tey ñaari ndaanaan ñaari jàmbaar ñaari guerrier la suñu maam ya daan def les anciens combattants la suñu maam ya daan def les guides religieux la suñu maam yi daan def les guides yi nga xamante ni ñoo nekk ci aada ak cosaan traditionnel les guides religieux que ça soit spirituel que ça soit temporaire bésu